Voilà, merci bien. Il y a un ci 4e numéro mooy Kamalor Afonia mu nekk émission bi nga xamante ne moom la ñuy def fii ci Yeungu Leen Info TV saa su ne tey nag ñu am ay ndaanaan yu mag a mag doon ay artistes yi nga xamante ne am na ay moment fii Bignona kenn mënut a wax sans ñoom ndax bu ñu commencé ba tey jii nii ñu ngi nekk au top mosuñu wàcc benn yoon ñu confirmé au niveau de la commune mu laal département bi dem ci région bi fu mu ne nii mu war a dem niveau national ak international mu nekk ñaari artistes yi nga xamante ne dañuy woy ci wolof joola soose balant et tout ce qui tourne autour de ça dañuy def français anglais mu nekk ñaari ndaanaan mu nekk ay artistes yi nga xamante ne dañoo mbooloo nekk ci benn groupe bu ñuy tuddee Mano Man Kaane mu nekk Adodo ak Olda Adodo na nga def. sant yàlla. yaa ngi si jàmm sant yàlla. jaajëfatee Olda. yaa ngi si jàmm. sant yàlla la région de jaajëfatee. donc noonu la ñu ngi nii nekk ñaari artistes damay bàyyi Adodo mu nuyoo bu ñu ci jógee après ça Olda tamit mën a nuyoo soo ko tàmbali dugg ci waxtaan bi. maa ngi siyaar gars yi yëpp di nuyu ñëpp ñi nga xam ne tey ñu ngi seetaan émission Kamalor Afonia si Yeungu Leen Info TV di siyaar Djidji Kals bi ñu invité bi nga xam ne mooy def émission bi donc di siyaar aussi caméraman bi nga xam ne franchement tey bu lépp yembee yàlla aussi moom la parce que bu ñu gisee suñu image su baaxee bu rafetee moom la te mu ngi def liggéey bu rafet ñu ngi nuyu waa Bignona ñu ngi nuyu waa Casamance ñu ngi nuyu waa Sénégal ñu ngi nuyu àdduna wërngal këpp Adodo Eniki Nankaay di groupe Mano Man Kaane donc bëggee yéen ñëpp ñu nekk si émission bi di ko déglu di ko seetaan merci. ok maa ngi tudd Olda di groupe Mano Man Kaane juste ñu ngi nii en face suñu copain suñu frère mun naa ne suñu xarit suñu lépp di tëj Djidji Kals di rafetlu aussi ci invitation bu ñu invité tey si Kamalor Afonia si Yeungu Leen Info TV alors ñu ngi formé benn groupe bu tudd Mano Man Kaane ça fait un moment de cela man ak sama gars bi Ado vraiment on est très content tey ñu jàkkaarloog population Bignona jàkkaarloog waa Sénégal jàkkaarloog àdduna pour mun a waxtaan quoi lu jëm ci art. voilà merci bien donc boo déggee ñaari ndaanaan yi nga xam ne kii doon nañu ay artistes yi nga xamante ne kenn dootu leen présenté dans la commune de Bignona ni dans le département de Bignona mais tey jii nii Mano Man Kaane kañ lañ ko créé ak lan moo tax ñu tuddee ko Mano Man Kaane. Voilà, Mano Man Kaane donc a été créé en 2010 le 15 novembre la ñu créé Mano Man Kaane et puis lu tax ñu créé Mano Man Kaane juste benn histoire bu xaw a yéeme la tey Olda dafa nekkoon en solo di jouer gars yi yëpp xam ko si ay si mëninam ci li nga xam ne franchement daf koy def mu doon benn affaire bu extraordinaire man it ma nekkoon en solo di jouer juste je te dis que ma sentir Olda ndekete moom it sentir na ma mu am it ay mag ay grand ñi nga xam ne yàgg nañu ci musique bi ñu sentir ni bu ñu defee un duo dinañu mën a franchement jural ma dara donc mais par la suite mu am benn featuring bu ñu def rek nii mu doon benn affaire bi nga xam ne si saa si ku nekk sentir na ni ki lii buñ ko taxawalee dina jur dara donc ñu xam ko ñu commencé di si jóg nank-nank loolu moo indi tey ba Mano Man Kaane taxaw te franchement du loo xam ne dañu toog ne non booy ñëwal ñu bokk groupe bi non sensation la dafay jouer ma koy yëg man mooy jouer mu may yëg te xamante wuñu woon que ni ku nekk yaa ngi yëg sa morom mais xam naa ni au-delà c'est un artiste xam na ni man tamit am artiste la mais après la ñu dem ba ku nekk xam ne ndekete man li may def sama morom mu ngi koy sentir donc loolu moo indi ñu former le Mano Man Kaane donc boo ma laajee aussi le Mano Man Kaane luy Mano Man xam nga ba Kaane c'est tout simplement ñun toujours boo ñu nee Mano Man Kaane ñu tegal la si fan jaar cela veut dire que quelle que soit la situation ñun dañu jàpp ni solution mënul ñàkk ci lenn dans la vie solution bu ñàkkee c'est parce que toogu leen xalaat
toogu leen waxtaan toogu leen ngeen toog def ay échange pour mën a indi li nga xam ne moo war a mën a tax ba lii taxaw fii mu doon obstacle mu doon montagne li mu mënti doon mu réglé wu donc Mano Man Kané cela veut dire que quelle que soit la situation lépp lu taxaw rek maanaam dañu war a mën a am solution moo tax ñu tuddee suñu bopp Mano Man Kané parce que leer nañu ni nañu affronter toutes les situations du monde mu neex mu naxari nañu ko affronter donc mais pour ñun situation bu ñu mënte mu affronter ñun nañu trouver solution loolu moo indi turu Mano Man Kané bi donc réponse am mooy toujours Pan Jack la solution viendra tôt ou tard loolu moo indi Mano Man Kané. Voilà, merci bien. Mano Man Kané Pan Jack mu nekk mooy solution day am ci situation bu mënti doon mais tey jii nii Mano Man Kané am na 9 ans d'existence ndax depuis 2010 ba tey yéen a ngi ci génn bi est-ce que am ngeen projet mixtape EP wala maxi ba album foo leen ci toll fekkente ne am na li nga mën a yokk ci sa waay li mu wax ci peut-être. ma lay remercier bu baax Ado jot na expliquer loo xamante ni bon su ma si jaaree peut-être ça benn répétition lay doon il a tout parlé quoi wax na lépp parce que groupe dafa doon loo xamante ni comme un artiste mënoo dem yow donc lépp touche booy laal dina nga am benn touche boo xamante ni boo ko gisee tu vas sentir que ni kii boo ko boolee day doon benn tuyau bu nice looloo tax bon donc naa sentir comme mu sentir ma groupe bi et puis alhamdulilah quoi ñu ngi ciy dem bon lu jëm ci projet mixtape ak yu demee noonu pour dire vrai ñun ñu ngi ci koom yàgg nañu ci génn ñu ngi wëy depuis 2010 mais mixtape lañ ci ko génnee single am na single yu ci jot a génnee benn ba ñaar mais mixtape bu ci ko génnee parce que tamit bon boo xoolee ba xool nit ki ci lépp looy yëngu ça demande am moyen te ñun ñëpp xam nañu mu demee parce que artistes yu bëri lu leen sonal mooy loolu di nga gis quelqu'un mu am benn talent bien benn groupe boo xamante ni groupe bu kale la mais juste dafa am benn retard bu leen di téye juste c'est les moyens financement bi mooy manqué ci artistes yu bëri mixtape bi moom franchement mu ngi si ñun parce que ñu ngi ciy dox tamit tamit nit ki tamit lu mu mënta métti foog nga jóg jéem a liggante ñu ngi ciy dox bu baax mais aussi bu ñu gisee koo xamante ne mën na ci jàppale tamit pas mal. voilà mixtape mu ngi ci yoon waaw c'est important baax na ci mooy projet yaa ngi ci yoon c'est bien mais tey ci nii Adodo est-ce que mën nañu xam ndax mooy Mano Man Kané am na staff bi war a mën a porter seen mooy projet mixtape bi est-ce que tey jii nii am ngeen mooy staff bu taxaw bu dëgër bu mën a porter seen mixtape bi mu ndax mu mën a aboutir. voilà juste pour ma rebondir mais ci lu mu wax après ma ñëw fële xam nga projet yu ñuy teg yëpp dañ koy teg et puis Dieu a fait que ni newuma la ni ki ñun lépp lu ñuy def rek d'abord du ñu xaar kenn ñun ñoo koy defal suñu bopp parce que dañu toll niveau bi nga xam ne pour ñu taxaw sa ne nit defaral ñu lii gars yi peut-être ils vont croire que ni ñii maanaam vu fu ñu xamal toll ñoom mën nañu defaral seen bopp lépp donc la projet yi boo gisee depuis quand gars yi gën nañu gis ñu jouer cela ne veut pas dire que nekkuñu di jouer nekkuñu di répéter nekkuñu di woy parce que ñu ngi bàyyi ay single ñu ngi dem gars yi ñu ngi dégg mais jusqu'à présent gisuñu ñu ci ay programme yu bari c'est parce que am na lu ñuy wàcc donc juste bu ñu jógee ma ci loolu da nga ma poser la question donc à savoir que ñun est-ce que staff bu taxaw mu ngi sunu ginnaaw pour jàppale ñu pour ci la lu ñuy def d'abord ñun ñooy staff ñun ñooy artiste ñun ñooy staff ñun ñooy lépp d'abord pour dire ba pare Mano Man Kané dinañu woote gars yi dinañu ñëw mais ñu ngi ci milieu bi nga xam ne da ngay woote waaw mais gars yi dinañ ñëw bu fekkee peut-être gis nañu foofu seen intérêt mais ñun franchement pour dire la vérité koo fi oo dina la ñëw wuyu y a pas de problème mais après li tax ñuy ne staff du tout simplement ànd ak nit ki muy dem concert ngeen ànd dugalal ko CD bi kërti kii ñëw jàpp fi xam nañu bu dee staff lu ñuy wax staff xam nañu ni ki il travaille pour l'artiste mais pour te dire vrai bu dee lu ñuy wax staff dëgg li tax ñu ne diw am na staff newuma la
ni amuñu ko néew ma ne mel ni am nañ ko mais franchement ñun fi ñu toll nii ñun ñu ngi travailler te yaakaar naa ñun ne suñu staff ñun ne suñu lépp ñu ngi dox ba gis li nga xam ne franchement bu dee nit ñi mën nañu ñëw jàpp si bëgg nañ ko lool mais yaakaar naa duñu xaar Bignona la ñu nekk xam nañu situation la bu fi nekk tey ku la ne dafa am staff peut-être ay copains la am yu ñëw waaw mais staff du affaire de copain du affaire de waay du affaire de dara mais affaire de gëm artiste bi lu muy def ñëw fekk ko si jàppale ko donc ñun franchement bu dee si côté boobu may ngay wax am na ay nit yu ñëw di jàpp mais ba tey organisation lu ñu ne staff dëgg ba nit ñi ñuy travailler tout simplement pour ton avancement franchement loolu fii moom waaw li yàlla xam naa doy na quoi waaw boobu côté moom franchement mu amul luñ ci amul ndëbante loolu yàlla xam laa doy na mais daal ñun ñu ngi demal suñu bopp ba képp ki nga xam ne mën nañ ñëw jàppale bu ñëwee képp ku bëgg a bokk si li nga xam ne mooy suñu staff car macha allah ñun ñu ngi lay xaar nga ñëw nga ñu liggéey mais ñu liggéey ko si maanaam si maanaam li nga xam ne professionnalisme la nga xam ne liggéeyoo pour yow nga dugal sa biir poche ay millions mais da ngay liggéey pour booster artiste bi mu dem bu dee moo staff ci boppam si ko amee donc ñun loolu daal la ñuy xaar la porte est grandement ouverte ñun nag bu kenn yaakaar ni ay nit yu difficile lañu pour ñu ñëw liggéey nous sommes là pour tout le monde nous sommes là pour ceux qui œuvrent à ce que nous œuvrons loolu laa am lu may wax ci boobu question quoi franchement. donc ku leen gis ni ki xam ne ni ki yéen a ngi travailler yéen a ngi liggéey et c'est bien loolu la ñuy xaar ci yéen voilà en tant que artiste yan thème ngeen di gën a mooy utiliser pour rek mooy yee mooy population bi participer ci développement culturel bi Casamance. thème yi ñuy di utiliser ci gën a bëri suñuy woy si c'est des thèmes sociaux comme ni nga ko xamee plus particulièrement culture bi tamit bàyyi ñu ko ginnaaw parce que boo déggee aussi muy son yu bëri tu sens nettement que ni lu ci gën a bëree thème la suñu son yu gën a bëree thème la mais thème yi ñuy gën a laal tamit mooy surtout la Casamance parce que tamit nit ki ñun fii la ñu dëkk fii la ñu juddoo te fii la ñu xam képp ku ne Casamance xam nga bu baax tur bi lu mu lay jox donc yàgg nañ ci xeex te yàgg nañ ci woy tamit lu jëm ci la paix sur la paix en Casamance dañ ci yëngu lu bëri parce que bépp son boo dégg lu mu tuuti dinañ ci laal ci domaine boobu noonu waaw. voilà merci bien donc c'est la Casamance moo nekk seen source d'inspiration Adodo tey jii nii mooy buñ la laajee mooy thème yu sensible yi nga xamante ne jot ngeen ko sàmm ba gars yi gis ci seen bopp ba adhéré ci seen philosophie de musique lan la may wax. juste parce que woy xam apprécier sa bopp yaakaar naa dina jafe lool souvent nit ñi ñooy apprécier nga mën a ne lii la nit ñi nekk di apprécier si li may def pour nga mun ko énumérer ñun juste dañu jàpp ne yàlla def na kooku yàlla may nañ ko te ñu ngi koy sant nit ku ne nekkul sa mënin mais yàlla def na as néew suñu xam-xam bu gàtt lépp li nga xam ne ñu ngi koy teg rek quand même ñu ngi gis gars yi ñu ngi koy apprécier comme sant yàlla la mais juste thème yu ñuy joué ñun on aime toucher la personne maanaam nit ku ne ak foo munti ne ak âge boo munti am nous essayons de toucher ta sensibilité pour nga sentir nit ñi lu ñuy wëy dafa war a laal nit parce que ñun pour ñun musique définition ak mujjam yëpp c'est pour quand même mu laal nit quoi donc moo tax ñun maanaam xam thème ñuy joué yëpp ci loolu la centralisé wu donc ñu ngi joué dans les thèmes dañ ci wax di ci yedd nit ñi jéem a xool naka la ñuy def ba nit ñi ñu xam nga bokk ensemble ñun daal lépp luy fédéré ni lépp luy tax nit ñi am jàmm ñun ci loolu la ñu nekk te ci loolu la ñuy wéy ak culture bi nga xam ne moom la ñu sentir def ko samp ko te ci loolu la ñuy wéy incha allah ba daal waaw xam fu ñu yem ci wéy daal incha allah. voilà merci bien donc ku leen dégg xam ni ki am ngeen talent ku leen dégg xam ni ki voilà mais gars yi gëj nañ leen gis mooy événement yu mag yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci Bignona mooy festival yu mag yi dama dul gis benn artiste Bignona mu joué ci mais yéen lan moo ko waral wala da ngeen ñàkk talent wala da ngeen a late ci biir dëkk bi wala lan moo ko waral ba tey jii nii mooy festival yu mag yi événement yu mag yi bu ma ci gis artiste yu Bignona yi lan moo ko waral. voilà non ci côté boobu parce que maanaam la doon na
benn mbir bi nga xam ne gars yi yàgg nañ ko ñaxtu fii à Bignona mais je vois que ni ba tey ça persiste quoi ñun on ne dit à personne que ni dimbali ñu nga invité ni non 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 loin de là yaakaar naa sax même tey boo yi nga xam ne sax yàlla def nañu soog a jóg léegi yàlla may na leen mu talent ba du ñu dem di yelwaan pour ñu invité leen asamala ñi nga xam ne nag yàgg nañ fi kooku on n'en disconvient pas mais juste tamit nit artistes yi may sa bopp cër bi nga war a may sa bopp mooy si liñ la oo ngay dem si liñ la oowul nga toog te juste festival yi programme yu mag yu fi am bu ñu woowul mais nit kuy liggéey bu dee am nga talent xam nga ko bu dee amoo ko xam nga ko li nga mën xam nga ko li nga mënoo xam nga ko donc inutile ñun ñu nekk fii mais dine non ñun waaw gars yi jëluñu ñu parce que amuñu mooy talent Bignona talent moo fi fees du jeex du xaaj du lu ñuy weddi du lu ñuy naatable mais donc mais aussi respect la ñu soxla te respect bi ñu jox ñu ko dañuy respecté ñu ñàkk ñu koo jox dañuy respecté parce que ñun dañu respecté suñu bopp respecté suñu bopp weesuwul ñu ñàkk laa invité nga toog sa kër waaw donc boo gisee nag du ñuy dem si festival yi du ñuy dem si nangam c'est parce que du ñuy invité donc bu ñu dul invité ñu toog suñu kër ñu ñuy def ñu ngi koy def le monde entier feneen ak feneen bu ñu toogee sa si net bi da ngay gis ay nit yu la xamul yu la mësul gis si adduna bi buñ la gisee tag si internet bi dañ lay bind mais pour wan la ni ki franchement ils apprécient ce que tu fais donc yaakaar naa ni ku la xamul ñi nga xam ne mësuñu la gis bu ñuy apprécier la li ngay def waaw mais ñi nga xam ne ñooy organiser ay festival bu ñu apprécier wu la li ngay def mais ça n'engage que ñoom la kenn du leen mere ñoom ñoo organiser seen festival nañ ko defee nuñ ko sentiré mais ñun tamit on fait notre musique si nuñ ko sentiré mais ñun on exige à tout un chacun même bu dee dem ñuy fay milliards ba pare doo ñu respecté nga téye sa xaalis ñun respect la ñuy exiger à tout un chacun moo tax ñu bëgg lépp leer moo tax ba doo ñu gis si fes foo ñu gisul kenn invité wuñu fa ñàkkuñu fay day ba ñu jël suñu tànn di respecté nañu suñu bopp respecté nañu nit ñi te it li tax ba du ñuy dem sax souvent benn mbir la Kolda dina dem la concert taxaw di seetaan wala nga gis benn adodo wala keneen ak keneen artistes yi fi nekk nga ñëw di seetaan concert gars yi di la ñoo topp di la laaj yow lan la doo jouer lan la doo jouer lan la doo jouer mais donc yaa ngi dérangé c'est parce que soxla nañ la gis nañ la ñu yow la ñuy xaar nga jouer mais pour nga bañ a yàq la benn xam programme jàmbur mais reste ne c'est toi ba soo waree jouer ñu gisal nga xam ne da ngay jouer loolu moo tax boobu ñuy si festival mais franchement ku ñu oo nga fay ñu li ko jaar dinañ la jouer liñ la war a jouer parce que nous savons que le public a besoin de nos voix le public a besoin de nos textes le public a besoin de nos morceaux loolu nous on exige par A ou par Z le respect parce que dañ ko jox ñëpp dañ ñu koy jox ci nii wala ci naa parce que gëm nañu li ñuy def te incha allah tôt ou tard dina leer nañ ñun liñ tëjee. loolu leer na on exige le respect te nee nañu gëm nañu seen bopp respecté nañu li ñuy def ndax saa su ne public bi dañ leen di laaj saa su ne public bi daf leen di laaj mais tey jii nii mooy artiste bu nekkee ci dëkk mooy muy prouvé di wane boppam dafay soxla du koy jàppale mais est-ce que tey autorité yi ñu ngi leen di gëstu ñu leen di jàppale Kolda. maa ngi dégg sa question rafet na trop mais pour dire vrai autorités yi artistes yi gis nañu seen bopp les artistes gis nañu seen bopp ci autorités yi parce que tamit un artiste ñan ñoo ko nar a valoriser mooy waa dëkk bi mais aussi nañu xam ne dëkk bi ak mu mënta mel j'ai une part de responsabilité boo xamante ni am nañu benn part boo xamante ni si ça doit venir des autorités jëm si artistes yi parce que seen droit xëy na d'accord lu ci bëri lu ci jéem a topp parce que am na ñoo xamante ni boo leen da koy topp après bon mooy loolu mais ñun xam nañu lu muy demee autorités yi pour ñu gis ñu autorités yi ñoo ngi def presque peut-être ça peut être parce que tamit artistes yi dañu bëri artistes yi dañu bëri li ñuy dugalantee dafa bëri mun ma taxaw tamit mun naa taxaw ne parce que man en personne man gis ma mun xëy na keneen mun na jaar affaire yi demee noonu on sait pas mais lu jëm ci 99% des artistes yu nekk fii Bignona lu ci gën a bëri boo leen posé question bi loolu lay wax mooy gis ñu seen bopp ci autorité
loolu moom je lance un appel aux autorités yi gëstuwaat artistes yi parce que dëkk ak lépp lu mu mënta dem culture bu ci jubalee rek xamal ni da koy tere dem ginnaaw tuuti lay doon donc il faut ñu jéem a gëstuwaat les artistes jàppale artistes yi su ko defee culture bi ñëpp mun ñuy gis ñëpp mën a xam ne culture bi boo nekk ci biir bi ñoo lépp nice daal juste lu may lancer pour autorités yi mooy loolu. voilà merci bien yéen a ngi en direct mooy ci Yeungu Leen Info TV ci seen émission Kamalor Afronia mu nekkoon suñu 4e numéro ñu amoon ci ñaari artistes ñaari ndaanaan yu mag a mag a mag ñu ko mel ni mooy Adodo merci vraiment. merci voilà looy wax franchement remercier rek parce que yii dañ ko soxla bu baax di remercier ñëpp ñi nga xam ne franchement ñu ngi bokk ci émission bi waa Kamalor Afronia ñu ngi remercier Yeungu Leen Info TV di ñaan nag nay continuer pour nit ñi di mën a génnee li ne ci ñoom di ko jëmale ci artistes yi franchement ñu ngi remercier ñëpp ñi ko déglu ñi ko seetaan ñi ko bëgg a seetaan te mën ñu ko seetaan franchement ñu ngi leen di ne Mumbaara yéen ñëpp franchement suñu xol sedd na ci émission bi merci. merci bien merci Adodo mais aussi Kolda donc may remercier bu baax a baax. merci beaucoup voilà donc looy wax bon di la remercier parce que du nga def artiste bii la bëgg parce que artiste amul leneen loo xamante ni média la loolu mënut a ay pour la médiatiser yow bu nga génne si saa des problèmes bon dañ leen di remercier tamit caméraman bi di ñaan émission yi mel ni da cay bëri Kamalor Afronia comme ni ñu koy waxee rek voilà mu ne Kamalor Afronia olof bi ne kestu artiste bi fu mu nekk ak loolu kon donc c'est très important li ngeen def rafet nañ ci tey aussi ñu ngi leen di remercier bu baax merci beaucoup. voilà merci bien di leen ziar di leen déggee di kontaan ci bu baax a baax di leen jox dig daje incha allah ci beneen numéro mooy Kamalor Afronia tey ma amoon daanaan bu mag a mag a mag leen naan respect